asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki téléspectateurs yi di leen nuyu bu baax nag di leen ziar rek di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay mbokk yi tey nag defe naa ne bu ngeen gisee décor bi nga xamante ne moom laa defee entrée bi xam ne tey ñu ngi au cœur de la Médina au cœur de la Médina précisément ci rue 6 rue 3 yi tey nag moo fekk si fi un grand champion. Une figure emblématique, une personne qui a marqué à jamais son empreinte dans l'élevage du Sénégal, un grand monsieur, un grand champion boo xamante ne tey képp ku tudd élevage bu Sénégal di nga citer le champion Baro Médina. Baro Médina borom élevage égal partage Baro Médina égal nañu bokk ndey nañu bokk baay nañu yaatal xol yi nañu àndandoo liggéey nañu joxante loxo ak loxo pour que l'élevage du Sénégal aille de l'avant. Baro Médina borom champion bi nga xamante ne c'est l'incontestable champion un des meilleurs champions de sa génération le meilleur mâle Baro Médina borom docteur Étienne tey nag ma taal caméra yi ñëw seet si ko fii ci biir këram ci bergerie Thierno Samosa Marabi kon nag mbokk yi du ma xuus du ma sori damay yéeg léegi présenter leen champion bi muy Baro ci boppam waaye itamit ñu xuus dem à la découverte du grand champion docteur Étienne kan mooy docteur Étienne fan la soqi ko côté génétique ak lépp mbokk yi ñu décortiquer ci ay mensuration c'est dans un petit instant tout de suite fii ci Médina bergerie Thierno Samosa Marabi. Ah ça c'est mon ami mon frère le légendaire coach. Ça c'est Baro Médina mbokk yi xarit yi voilà le champion il est là en chair et en os ki nga xamante ni moom laa tey seet si ndax lan liggéeyam ak fi mu toll ci élevage bu Sénégal il a un des meilleurs champions du Sénégal léegi la ñu àndandoo découvrir ko. nekk danaa fa dem seeti ko léegi nag comme ñëw naa foog ñu décortiquer macha allah ça c'est docteur Étienne fils de Moxine judd le 28 mars 2019 petit-fils de Cheikh Diop et de magistrat macha allah xanaa ñi moo leen jur. ñi moo leen jur Roi Jaraaf moo jur Wuri moo jur Roi Jaraaf mu ngi judd 8 août 2020 Wuri aussi moo ko judd le 1er août. mais Roi Jaraaf am na fu ma ko gis dans Dakar mu def lu garaaw du màgg bu yéeme. incha allah. merci beaucoup. voilà mesdames et messieurs egsi nañu ci bergerie Thierno Samosa Marabi champion. Pourquoi Thierno Samosa Marabi? waaw lu doy waar nga laaj lu doy waar nga laaj Thierno Samosa Marabi dafa di kenn ci man mu nekk nit koo xam ne kii nitu yàlla la at bu nekk daanaka dina wàcce téeméeri taalibe yu mokkal alxuraan yàlla nag xiir koo ci man xiir ma ci moom mu nekk sama du sëriñ bu ma jàngal mais sëriñ bu ma yee ci àdduna la bu ma jàngal lu bëri ci àdduna la ma am contentement bu rëy nag am ndigal ci moom rendre ko hommage tuddee ko bergerie bi mais ci kaw ndigalam tamit ne donc Thierno Samosa moom laa tuddee sama sëriñ laa ko mën a wax sama sëriñ la donc mu ngi noonu. maa ngi fi. yow bëgg nga xar ci biir xar yi laa la fekk. man kay damaa bëgg xar comme sam papa rek. waaw macha allah. mais est-ce que moom gënu la bëgg xar moom. moom moo ma gën a bëgg xar de. waaw. macha allah yaa ngi toppatoo xar yi. waaw maa ngi toppatoo xar yi bu baax. très bien. merci beaucoup kon nag gis ngeen mbokk yi tey nii laa ko fas yéene defee yendandoo ak champion bi ñu daal di dugg nag ci li nga xamante ne moo di élevage am coin zéro coin ruq ak ruqaat ne woon naa leen man fépp fu ma dem rek xam leen ni gars yi joxoñ nañ ko damay ubbi rek samay antenne di déglu waaye nag depuis un certain temps les gens parlent beaucoup de Baro Médina de sa production et surtout de docteur Étienne ma taal caméra yi nag taal oto bi ñëw gaare fii nga xamante ne mooy rue 6 angle 3 kon nag mbokk yi léegi la ñu daal di décortiquer champion ñu installé wu def waxtaan après nag ñu dugg ci biir def visite. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi chose promise chose due alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu leen dalalee fii nga xamante ne nag moo di Médina rue 3 angle 6 wala rue 6 angle 3 fekk si fi nag un grand champion boo xamante ni j'ai toujours l'honneur et le grand plaisir de vous parler de lui ndax dootuma leen ko présenter waaye nag di leen wax ci moom
ci ay réalisation ci engagement mais également ci détermination pour que l'élevage du Sénégal aille de l'avant tey maa ngi jàkkaarloog le champion Baro Médina ci seen émission ndaanaan bi un grand ndaanaan qui a fini de faire ses preuves de par ses productions mais également de par sa personnalité un grand monsieur mbokk yi xarit yi ma bàyyi le président Baro mu daal di nuyonte ak téléspectateurs yi bu ko defee nag ñu daal di wéyal nag waxtaan waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah di am contentement bu rëy ci gan yi nga xam ne tey jii am naa leen ñuy le légendaire. merci man dama naan nit ñi dañu naan coach bi man dama naan le légendaire. merci beaucoup parce que dama ko yàgg suivre ci ay démarches am. wallaahi di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay. di am contentement bu rëy rek ci déplacement bi ngeen def nii ñëw tey. merci beaucoup may Baro Médina souvent. ma am benn. lu may wax ci élevage. merci beaucoup toujours dama naan boo xam ne bi man musuma wax ci élevage te tudd moom. wallaahi kon nag di kontaan bu baax a baax. gëm ko aussi parce que dama ko gëm. macha allah su ma ciy wax ci mbiru élevage sax du ma xam fa may tàmbalee ak fa may wax parce que tellement que dafa ne ci man. Modou Gueye Kër Mbaye Fall. mës na wax ne bu fekkee ne tey jii dañu ne képp ku dul yar xar. képp ku yar xar danañ lay yóbbu Almere. Baro Médina di dina dagg juróom-ñaari mètre am teg xam ne dinañ ko yóbbu Almere. ndax fi mu toll ci élevage ndax fi ma toll ci élevage ak bëgg élevage. kon donc di am contentement bu rëy ci émission bi. waaw parce que boo éleveurs yi tane yi. champion yi rek champion yi rek donc tout est parti de Kër Mbaye Fall. exact. ci samay gëstu. Baro Médina Kër Mbaye Fall la tàmbale. def fa nag ay mbir yu am solo marqué ko fa bàyyi ko daal di ñëw Médina dellu sutaatal ma tuuti ci cursus boobu ci jaar-jaar boobu de Kër Mbaye Fall à la Médina. waaw loolu damay kontaan trop ci wax ci parce que de Médina jëm Kër Mbaye Fall. ba may jógee Médina di dem Kër Mbaye Fall fekk na maa ngi yar ay xar mais amoon naa problème aussi fu ma dugal samay xar parce que xar yi commencé woon nañu bëri. ma ne nag comme kër famille la naa dem Kër Mbaye Fall pour logement dëkk fa. ba ma dëkkee Kër Mbaye Fall nag borom kër gi autorisé ma def bergerie ci kaw. macha allah ba ma defee bergerie ci kaw Malick Boy moo nekkoon sama veto bi ma nekkee Kër Mbaye Fall. ma gis na nag Kër Mbaye Fall bëri na ay éleveurs waaye duggante wul seen biir ku nekk dafa toog ci ruqam rek di yar di liggéey. ma ne pourquoi pas Kër Mbaye Fall ñi def fii association des éleveurs de Kër Mbaye Fall et environ. ma dox ko. xamuñu ma mais kër gu ne ma sob dugg fa xar moom fu mu ne boo ko waxee fekk fa éleveur di nga mën a jubóog moom. ma fexe nag ba dajale leen ñoom ñëpp ñu def association bu mel noonu. macha allah léegi nag association boobu yàlla def bu ma commencé ba war a confirmé wu. yàlla def man ma génn Kër Mbaye Fall ñibbi si Médina. ok c'était en 2009 11 10 11 12 donc boobu la nekkoon Kër Mbaye Fall ak waa Kër Mbaye Fall waaye tey lu mat 5 ba 6 association ñi ngi Kër Mbaye Fall. mais ci man la démarré foofu. donc Kër Mbaye Fall defe naa ne loolu laa fa nekk moom voilà exactement. macha allah vraiment mu nekk loo xamante ne lu rafet la Baro Médina am kàddu goo xamante ni mën naa ne moom lañ la bàkkee te moom lañ lay dàkkantale mu doon kàddu goo xamante ni da nga ko gëm muy élevage lan moo la ko inspiré. waaw slogan boobu li mu ko inspiré mooy que ne élevage est égal à partage et la patience xam nga tey xar yi dañuy wàcc dañ leen wàccee àdduna. uniquement pour ñu mottali suñu jaamu yàlla. xar yi ñëwuñu tey jii pour ñu ci am ay milliards wala ay millions déedéet dañ leen wàccee pour ñu mottali suñu jaamu yàlla. boo amee tout tànk nga tuddee ren di xar bu tabaski jotee la la war la da nga ko war a def. boo amee gan ba ko teral ci mottali jaamu yàlla nga def ko. boo amee sarax boo war a def nga sacrifier xar bi saraxe loolu mottali jaamu yàlla la. kon donc mu nekk loo xam ne lii tey jii. ci loolu muy bokk toujours ci patience parce que du ñëwandoo benn yoon. partage bi nag muy loo xam ne lii tey jii bu ñu ko partagé wul jaamu yàlla bu ñu ko partagé wul xam-xam bu ko nit amee ci élevage te partagé wu ko. mook zéro yem. parce que nit ku nekk li mu xam ci élevage te moroomam xamu ko war na fexe moroom boobu xam ko. donc loolu bokk na ci slogan bi nga xam ne bi indi na ci élevage est égal à partage et la patience. te bëri na nag
ay rubriques yi ci nekk yoo xam ne yi mën nañ ci développer lu bari. macha allah élevage égal partage élevage égal patience Baro dafa mel ni tamit am na leneen loo def. ndax sa groupe bu am solo boobu. borom jàppal ma jàpp groupe boobu tey membre yu bari nekk ci biir te ñëpp ñu ay personnes de valeur ay grands éleveurs koo ci ne koo ne jàppal ma jàpp ñu ne la Baro Médina lu mu jàpp ñu ñëpp dañ ciy jàpp sa relation ak éleveurs yi ba nga mën a réussir loolu. waaw xam nga dafa am mot français bu ñuy wax le bienfait n'est jamais perdu. absolument te doomu aadama yaakaar naa ne am jàmm may nit ñi jàmm moo lay jox jàmm jàppal ma jàpp élevage est égal à partage et la patience adduna bi yëpp lu dox tey ci adduna bi jàppal ma jàpp la. liir bu juddu dañuy jàpp doxam pour mu jàng dox. tey jii li sàkk yàlla sàkk ci adduna yëpp jàppal ma jàpp la. tey jii boo xoolee kër yëpp dañuy jàppalante. amul benn kër bu ñu tabax rek mu ne cunnuñ ci digg bi nekk fa. poto yee ko téye yeneen kër yee wéeru ci kawam. muy jàppal ma jàpp tali bi oto yi dox dañuy toppante. donc tey jii sàpp yi ci jàkk yi sax dañuy jàppalante. pour mën a julli bu baax. kon tey jii lépp lu ñuy def tey jii slogan jàppal ma jàpp mu ngi ci biir association bu mu mënta doon buñ ko mënta tuddee jàppal ma jàpp ngi ci biir. jàppalante donc loolu moo waral ma tuddee association bi jàppal ma jàpp. waaye ci biir loolu aussi bi ñu créé jàppal ma jàpp créé nañ ci ay mbir yoo xam ne yi toujours mu ngi ci. soo ma permettre ma continuer sinon voilà mu ngi ci parce que dañu gis élevage Sénégal li gën a métti ci élevage Sénégal mooy alimentation ak rubrique santé bi. wallaahi azim moo gën a métti ci élevage yu Sénégal te li ñuy wax c'est nous dans nous. ñun ñëpp ay éleveurs lañu. bu ñu booloo nekk benn lépp lu ñu soxla war dañ ko mën a amal si bopp. bu ma nee lépp lu ñu soxla nag mooy nit ki buy liggéey. li muy liggéey bëgg di gis jëriñam ëllëg. tey jii couverture médicale yi nga xam ne yi services yi ñu ngi koy am dañu dajaloo nekk benn am ko. coopérative d'habitat. waaw bi nit ñi am. dañuy dajaloo mun ko am ko. ak leneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne ripaas bi ñuy jaay. aliment bi ñuy jaay. ngooñ bi ñuy jaay mu cher. gis nañ fi jënd nañ fi saako ngooñ 10 000 francs. waaw amoon na fi de. lan moo ko waral. wallaahi parce que ñun éleveurs yi dañu nekkuloon benn. c'est ça mais bu ñu nekkoon benn dem ci baykat bi tey ji jënd ay ngooñam ñëw séddale ko suñu biir. defe naa ne ngooñ bi duñu egg foofu. jàppal ma jàppangoog de. ripaas bi aussi tey jii bu boole woon yëpp nekk benn. seet ci ku mel ni le légendaire. mu ne ci ripaas bi. waaw tey jii yaakaar naa dina am. achat groupé dina am loo xam ne di tey jii dinañu jëriñ te duñu sonn. wallaahi te ku ci amul xaalis aussi dinañ la jox boo amee nga fay. wallaahi dëgg la. kon nag jàppal ma jàppal ñi noonu. loolu moo taxoon ma créer groupe bi. def ci ay carte de membre. nit ñi ñëw bokk. malheureusement que ne éleveurs yi. xar daf leen yóbbu fu sori. ku nekk sa bopp nga tal. dëgg la te au secours warul am ci doomu aadama nit ki war na mën a fexe ba au secours du ko fekk. xam nga dem ba sonn ba nekk ci dimension boo xam ne bi tey ji il faut yuuxu pour nit ñi ñëw jàppale la. te jàppal ma jàpp ngi fi woon newal na ñëwal nga jàpp te jàppaloo ci loolu defe naa ni kenn ñaanu ko yàlla. kon nag donc élevage comme ni ñu koy waxee est égal à partage et la patience li ñu war a def mooy que ne nit ñëpp nañu nekk benn. pour mën a voilà exactement pour mën a exercer li ñu war a mën a def. macha allah macha allah président Baro nga nekk nag icône ci élevage bi. président Baro nga nekk ci sa ruq di liggéey sa liggéey président Baro en réalité kañ concrètement nga dugg ci élevage laadum. waaw loolu damay kontaan ñu wax ci élevage laadum moom kañ laa ci dugg loolu moom. raccourci bu ndaw rek la yàggul. mën naa wax yàggul parce que c'était en 2009 2010 jëm 2011. mais élevage en telle sorte que même xale yi toog nii. ñu judd ci élevage. macha allah ñii seen at tey ji boo leen laajee dañ naan loolu la ñu élevé. très bien. parce que kër gi dafa di kër goo xam ne gi abattoir la. maanaam rue 5 bi ngay gis nii ñuy jaay xar yi. waaw fii lañ daan dencee seen xar yi. fii lañ daan reyee xar yi. fii moo nekkoon abattoir bu rue 5 bi angle 6. si kon donc xale yi yëpp dañuy judd ci biir ay xar. kon donc boo leen laajee kañ la ñu commencé yar xar. du ñu xam ban date la ñuy wax kon donc man en personne. ci ñoom laa bokk. parce que fii laa juddoo. is jàpp 2011 daa ci dugg. moom sama benn xarit bu baax boo xam ne bii bu sopp
xale la nag mais ku baax ku am yéene bu rëy bu ñuy wax Omer te ñu tuddee ko Mohamed xam nga ko Omer dëgg la bu baax waaw mu fekk ma yar xar mu ne ma yow xar yi nga yar nii ak loxo bi mu neexee nii ñëwal nga dugg ci laadu yi ma ne ko defuma ko mu wax ba sonn ci laay doog a dugg ci laadu moo ma njëkk a jox benn femelle bu ñuy wax princesse moo ma njëkk a jox femelle boobu laadum boobu mu nekk départ ci élevage mu nekk lu impressionnant également parce que de 2009 ak tey diir bi yàggul mais ñu gis nga def ci laadum ay résultats yoo xamante ni ñu def ay 10 ans 15 ans defuñu ko loolu tamit secret bi lan la baatin la wala. waaw secret bi du dara dul xam xar rek parce que xar boo ko xasee ba xam rek buñ la mënta jox di nga war a mën a xam nan ngay def ba mu développé parce que tey dañu ñëwal ne race améliorée dëgg la mais mag ñi mu njëkk ñi daan nañ yor ay xar yoo xam ne yi defuñu amélioration mais xar yi nu leen neex lañ daan tey nu leen neex nañ doon toll man sama papa da daan yor ay xar yoo xam ne yi doo ñeme jàkkaarloog xar bi tellement que ne fees ak njool ak gudd nu muy toll macha allah donc xar yooyu laay wax ñoo ñëwaat donc loolu la rek am expérience ci xar moo ma may li nga xam ne lii moom laa xam ci xar tey ba pare ma seetlu encore beneen affaire muy que lu juddulu du taxaw gars yi dañuy ñëw jël ko et puis à des prix yu exorbitants loolu tamit jàng naa ko ci leçon yu ma jàng ci yow Baro. waaw à des prix exorbitants. attention jàng naa la nag de. je veux dire que def naa ci yow ay cours magistral avant may ñëw de. voilà mais ay enquêtes yu sori. je veux dire que ne xar moom. man aw ma ci prix exact. exactement. ak lu xar bi taaru ak nu xar bi mel ak dayo bu mu mënta toll da ngay ñëw sama mbaar ne ma xar bi bu mu génne sa mbaar bu génnee sa mbaar bàyyi élevage bu subaa boo ñëwee doo ko fekkat. dëgg la. te boo ma laajee dama la naan maye naa ko. waaw. parce que dama ne ñun mottali jaamu yàlla la moo toujours li may waxaat mooy ñëwaat. absolument. am na ñu bëri ñoo xam ne ñi jox naa leen tey jii ay mâle wala ay femelle yoo xam ne yi ñu ngi def ci seen mbaar yi lu extraordinaire. loolu am na parce que man maa ngi dugg maa ngi wër bergerie yi. waaw léeg-léeg ma seeti nit mu ne ma kii ci Baro Médina laa ko jëlee woon. exactement te tey mën naa ne mooy sama base de production. waaw mooy li ma wax noonu rek c'est-à-dire xar lu mu la teral lu nekk doylu ci joxe naa fi 6 femelles. macha allah ay éleveurs. du ma tudd éleveur waaye li nekk fii tamit doy na waar de. du ma tudd éleveur. mais éleveurs yooyu ma jox 6 femelles yi ñoom ñëpp li ñu dajale yi mi ma joxee matul 1 million. allahu akbar. te ça me dérange pas du tout. kon yow da nga am rek amuuru yaatal. li nga xamante ne mooy élevage. mooy partage bi ma lay wax. est égal à partage et la patience. patience bi ma ci am 85 ba tey nekk ci di ci nekk kër gi ma taxaw tey jii di ko dale fondement ba fi ñuy wax nii samay waa kër gi may dégg xara ko def. macha allah. jaay naa xar 200000 jaay naa xar 1 million. jaay naa xar 1 million 2 millions 800. jaay naa xar prix bu nekk jaay naa ko xar mais jaayuma xar yenn prix yi nga xam ne tey jii maa ngi dégg éleveurs yi. waaw parce que man damay gis xar yoo xamante ne. waaw. bu dee fii ci Baro Médina la mën nga ko am à 1 million 500. par exemple exactement te boo génnee feneen tey. avec 3 millions mënoo ko am. waaw ku nekk li yàlla wërsëgal xam nga njaay am na ñoo xam ne ñi bu ñuy bëggee jaay dañuy sonn mënuñu jaay duñu jaay. mais man loolaa la bëggoon laaj. parce que yow dama gis ni saa yu ma fi jaaree doxantu par hasard. fekk fi ay affaire su ma toogaatee 1 mois 2 mois bu ma dellu see nga ne ma yooyu yëpp dem na. waaw moo tax man la xanaa affaire bi dafa am baatin. waaw baatin mu ngi ci mais ndimbalu yàlla aussi mu ngi ci. man xam naa ne baatin a ngi ci. waaw te dinañ ci egsi. te damay tuub foofu sax inna sirka billahi la zulmun azimun yàlla kenn du ko boole ak ci yenn yi mais suñu borom quand même am na loo xam ne lii may na ko doomu aadama. ba bu ci bëggee jóg bu ci jubloo te sell ci rek war na ko mën a am. dëgg la voilà mu ngoog. dëgg la président Baro waxtaan bi neex na de. dañuy doog a tàmbali nag ne la leer na tey moom dañuy dugg ci ruq-ruqaat yi coin zéro coin tey moom dama ñëw à la découverte du champion. incha allah. yàlla dogal na bi nga duggee ci élevage ak léegi def nga fi ay production yu am solo réaliser fi nga vraiment niveau bi. sax mën naa ne niveau Médina. vraiment am na ci loo xamante ne dolli nga ko ci. mu nekk vraiment lu extraordinaire. tey nag dama am yéene. di am mbégte. fas yéene defal téléspectateurs yi benn surprise bu agréable. ndax xam nga ni éleveurs Sénégal. dañuy bëgg di gis sujet yu rafet. dañuy bëgg di gis ay vrais champions. tey jii nag ma daal di sélectionner les meilleurs champions
de la génération fas yéene leen dem découvrir leen ñoom ñëpp kenn par kenn tey ji nag premier champion bi nga xamante ne moom laa fas yéene teg ci kanamu téléspectateurs yi ci kanamu éleveurs yi pour le plaisir des yeux le champion il s'appelle docteur Etienne docteur Etienne léegi Baro Médina dañ def la présentation mais mbokk yi xarit yi vous allez voir vraiment une beauté extraordinaire vous allez voir un champion très équilibré vous allez voir un véritable géniteur qui a vu naître des champions et des championnes yoo xamante ni macha allah fépp fu ñu taxaw mën a jonganteeg seeni morom tey nag mbokk yi fii laa ñëw rue 6 angle 3 fii fas yéene rencontré champion boobu di docteur Etienne pourquoi docteur Etienne d'abord. waaw pourquoi docteur Etienne loolu moom sama xol day sedd guy su ma koy wax. docteur Etienne borom incha allah borom yàlla baax na. le petit cognac ji moom laa koy woowee. exactement donc le petit cognac ji. dafa di nit koo xam ne kii nit ku yaatu ku am xol bu yaatu. ku am yërmande ku yëg nit. kuy liggéey ak nit liggéey boo xam ne bii suy liggéey ak yow du la bàyyi ci fajal la saxar rek dem yoonam. loolu maa ko seede. su la fekkee nga yor loo xam ne lii tey jii mën nga yor lu ko gën danaa la dindi lii changer lii defal leneen. ku ci am xam-xam la. xam-xam boobu mu ci am nag te ñëw ci man fekk ma yore benn maal bu ñuy wax jam gelaajo mu ne ma maal bi rafet na trop am na day yu mu war a mën a am trop mu gis jeune maal bi ci Lamine Diagne grand bu baax. oh grand bu yaatu. wallaahi grand bu moom tamit bu yëg nit. wallaahi. mu dem fa fexe ba ma jot ci maal bi. macha allah. mais ci biir loolu xam naa ne maal bi judduwul ci Lamine Diagne parce que maal bi mu ngi juddoo ci Badou Mbaling bu Mbuur. Badou Mbaling. naa ko fa la maal bi juddoo donc Lamine Diagne jël ko fa yóbbu ko ci bergerie mu tëb fa benn xar Etienne décroché ko indil ma ko. macha allah. donc foofu laa jëlee docteur Etienne bi ma fekkoon nag grand Lamine tuddee ko Socrate man wax dëgg yàlla Socrate boobu bugguma ko woon dindi mais dama ne aduna ngi suñu kanam patience la ma dindi Socrate boobu indi docteur Etienne. oh vraiment magnifique. loolu ngor la parce que da nga rendre hommage. mais da nga rendre César ce qui appartient à César da nga rendre hommage à un grand monsieur. que je connais bien boo xamante ne dama liggéey ak moom ñu nekk nit ku baax nit ku am xam-xam mais aussi nit ku yëg doomu aadama nit ku respectueux docteur Etienne man maa ko doon woowee le petit cognac ji donc sant yàlla la donc Baro. dañuy ubbi nag bergerie bi. waaw. nga dugg. présenter ma cette belle base de femelles. ak seen progéniture. mais nag ñu jeexalee ko nag par génne le champion. docteur Etienne. L'incontournable docteur Etienne. incha allah c'est tout de suite. incha allah ñu dem gars yi. voilà donc mbokki téléspectateurs yi ñu dem nag ci la présentation des sujets yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di yeewoo fii ci bergerie Thierno Samassa Morabbi. Baro ki mooy Madina Thiam kan mooy Madina Thiam. waaw Madina Thiam de mooy borom kër gi. ndeysaan. ci gàttal. mooy borom kër gi. waaw ci gàttal. c'est bien. donc daanaka xar bi laa ko mujjee tuddee. waaw. mais d'habitude. bi bu ñu koy def. femelle bi ma jaay ak ay doomam. waaw. Madina Thiam la si doon. alors donc toujours su génnee tamit bu beneen ñëwee. day dellu si waat extra day dellu si waat ci tur bi. waaw léegi nag moom Madina Thiam mi. moom doomu solution la. ok ak benn doomu Castro. waaw. très bien moom mu ngi jógee Mbour la jógee. macha mu allah ngi jógee Mbour di ñëw mu ngi am 3 mois comme bote yi. donc moom Saalum la ak Castro. macha allah. waaw donc moom wax dëgg yàlla. muy magnifique bu extraordinaire. magnifique produire commencé na fi produire. lan la fi produire. waaw moom produire na fi bi mooy 3e portée fi mu toll nii. parce que produire na benn jeune mâle. très bien. muy Omer. mu produire encore ay seex. Socrate ak l'autre là comment dirais-je Wuri. alors donc moom toll nii. macha allah. exactement. très belle femelle. kii mooy borom kër gi kii mooy madame Sow di Madina Thiam wala madame nee Madina Thiam kon ñu koy xamal rek mbokki téléspectateurs yi ne il faut rendre hommage à sa famille mais aussi
il faut rendre hommage à la personne bi nga xamante ni ginnaaw yàlla moom moo la nekkal ci kër gi sa ginnaaw moo la fi nekkal ci sa kanam maanaam daal moom mooy base ci li nga xamante ni mooy njaboot gi yore kër gi donc merci d'avoir rendu hommage à une grande dame nga xamante ne saa yu ñu fi ñëwee moo ñuy dalal moo ñuy teral moo ñuy yaatalal li nga xamante ne vraiment moom mooy jataay yi ba ñu war a mën a toog visiter tranquillement parce que damay faral di wax ne jabaru éleveur yombul ku ne ngay gis n'importe quelle heure nga leen di gis donc foog nga nekk koo xamante ni da ngay yaatal comme soxna Madina Thiam madame Sow encore ñu profiter ci émission bi di ko rendre hommage ci li nga xamante ne moom mooy taxawaayam ci biir kër gi après Madina Thiam kan la. waaw am nañu fi beneen femelle Anta Diallo la tudd. Anta Diallo Anta Diallo bi nag. li ko indi mooy que ne suma benn collègue de service. moom laa ko tuddee. ndeysaan Anta Diallo donc ñoom ñooy sama lakkal ci biir service bi. ci biir service bi ñoom ñoo ma gën a sonal ci service bi. ndeysaan donc ñoom laa gën a tuddee sax xar yi fi gën a bëri yi fi nekk. donc Anta Diallo. moom sawu Salman la. Salman à 100%. macha allah. Salman 100% la. donc moom tamit production am amul benn doom bu fi taxaw. moom moo c'est sûr juróon Astou Baro moom moo juróon aussi comment dirais-je waa Jaraaf je crois. donc moom tamit amul benn doomam boo xam ne bii mos na fi taxaw. doom bu am bu nekk bu góor bu am bu nekk nit ñi lañ koy jël. doom yi jigéen belle production. la fi mujjee am muy bii. waaw jàppal boobu. la rose blanche. waaw muy nii moom mu ngi doog a am la rose blanche. mu ngi doog a am 2 mois et quelques donc le 31 bii lay am 3 mois. nii. waaw le 31 bi lay am 3 mois mooy. macha allah la rose blanche. oui waaw la rose blanche donc. très prometteuse très prometteuse. waaw dayoo bi ma gis ci Salman. mu ngi ci moom. macha allah. baay ji nag di doomu Muxsin. dina ñëwaat ci moom xam naa. incha allah voilà mu ngoog. ayca. njur. malheureusement que ñoom ñii. seen yaay bu juddoo dañu am 20 jours seen yaay daanu. donc ñoom ak la rose blanche. ñoo bokk même date de naissance. macha allah donc le 31 bii la ñuy am 1 mois jàppal beneen bi le 31 bii la ñuy am 3 mois. mu ngi ci gannaaw. waaw beneen seexam a ngi nii. ok donc moom mii seex bi bu ndaw bi mooy njëkk jàllale. waaw boobu maa ngi ko tuddee sama doom Adja. macha allah macha allah mais bii tamit sama benn collègue laa ko tuddee. madame Dioum. ndeysaan madame Dioum ëpp yaa. moom laa ko tuddee muy Nabou. ndeysaan Nabou Fall madame Dioum moom laa ko foofu tamit. dafa bokk ci ñi ma lakkal. mais Baro fan ngay liggéeyee. maa ngi liggéeyee ITEA. Institut de technologie alimentaire. ah d'accord. donc waaw. te gis naa ne ni ma gisee daal sa waxtaan ci biir élevage bi dafa mel ni daal ku déggoo tamit ak say collègues de service nga. te loolu am solo la. donc li ma gis daal mbokk yi ak xarit yi dafa mel ni Baro dafay liggéey ci crème su ma leen nee crème mooy au lieu d'avoir benn quantité bu ngand ci xar mais non il a choisi d'avoir la crème d'avoir les meilleurs sujets liggéey leen di ci liggéey bu rafet di ci def ay production yu mucc ayib ba pare jël production yooyu partager ko ak yeneen mbokki éleveurs yi nga xamante ni ñoom tamit vraiment bëgg nañoo am dara. Baro tey benn éleveur boo xamante ni day doog a tàmbali wala dafa bëgg a tàmbali. bëgg a ñëw seet si la pour nga teg ko ci yoon. ban conseil nga koy jox pour commencer su ko defee ñu daal di doxal. waaw conseil bi ma koy njëkk a jox ci commencer rek balaa conseil dama koy laaj d'abord ndax bëgg na xar. passion. ndax passion bi mu ngi ci moom ba pare. parce que xar dégg ko ay millions ngi ci ay centaines de mille ngi ci alors dama ciy dugg pour am xaalis kooku doo dem. doxalul affaire bi. non doo dem c'est-à-dire loo ci mënta def aussi la nga jiital muy xaalis bi bu dee loolu rek nga jiital mën nga am xar mais doo dem. dëgg la. mais tey jii il faut nga am yërmande bi il faut nga am yëg-yëg bi. yërmande bi mooy que ne gis nga mala lañu yàlla jaglelul ñuy wax waaye loo def dañ koy xam ay mala lañu. docteur Etienne tey jii su ma ko woon taxawoon fii bu taxawoon fii lu ma ko wax mu def ko. wallaahi gis naa ko comme ni nit ñi di dressé xaj. gis naa ko donc loolu bu nekkee ci nit ki boo ñëwee li may wax mooy nga góorgóorlu jéem a wut benn femelle boo ko mënee ak benn jeune mâle soo ko mënul nga wut femelle boo xam ne bii da ngay tëblu comme ni ko gars yi di waxee càppalu. waaw te toog di observer femelle boobu man loolu lay conseiller éleveur bu débuté jëlal benn femelle
fexeel mu tëbu ngay observer femelle boobu nu muy demee soo yàkkamtuwulee patience bi may wax bu nekkee ci yow wutal daw bu ab 3 mois ngay xont di jox mu lekk di toppatoo di xool màggaayam nu muy màggee di jóg évolution bi évolution ba war a matu tëbu bu motee tëbu nag nga xool ban maal nga koy booleel balaa nga ko booleeg ma maal nag ci la joxoon fexeel ba xam ko ne ko ban maal laa ko war a mën a booleel parce que fixation dafay am consanguinité dafay am yooyu yëpp dafay am ci élevage bi donc nit ki boo ko coaché jaarale ko yoon bi nga xam ne bi moom ngay jaar man loolu laa jàpp. donc mbokki téléspectateurs yi ne vous inquiétez plus pour mën a démarrer tranquillement seen élevage numéro Baro Médina mi ngi noonu di daw ci suufu écran bi gis ngeen ko képp ku ko woo incha allahu rabbi dana la teg ci yoon ci avec professionnalisme mais aussi ak xol bu yaatu loolu moom ne vous inquiétez pas numéro bi mooy daw foofu ci suuf waaye mbokk yi xarit yi numéro boobu également dinaa ci wax bu ci kanamee beneen secret boo xamante ni ku ko ci woo di nga xam ne yàlla maye na damay xuus rek xam naa bëggoo ma dugg ci mais tamit foog ma baaxee nag laabe biir doomu aadama yi nga xamante ni léeg-léeg ñu am ay soxla yoo xamante ni dañuy bëgg mu faj nga war cee mën a jàpp xam naa li may wax du ma waxantu bu ci kanamee tuuti dinaa ci xuus bu baax a baax Thierno Baro ak ndénkaan la rek. waaw ndénkaan boobu nag comme li nga wax partage bi nga am ci xar yi gis naa ne moom nga am tam ci côté boobu dinañ ci xuus léegi ndax nag wax dëgg yàlla maye na man xam naa li may wax Thierno Baro Médina ku yàlla may la ci wàllu woowu may wax xam ngeen bu baax li may wax numéro baa ngi noonu di circuler ci suuf te li ci neex mooy Baro defu ko métier day liggéey wàcc nekk ci élevage am waaye ku nekk ci situation wala ci jafe-jafe boo ñëwee ci moom bu ngeen waxtaanee mu daal di lay teg ci yoon daal di lay ubbil ay bunt daal di lay jàppale te yàlla tax kon nag mbokk yi xarit yi gis ngeen nekk lu ñuy gën a dox émission bi di gën a neex léegi nag dama waaj a génnee nag le champion le phénomène de l'élevage du Sénégal docteur Etienne donc voilà mbokk yi xarit yi gis ngeen ko une belle présence une belle présentation un mâle équilibré hauteur beauté guddaay doole lépp docteur Etienne def na ko docteur Etienne fan la jëlee yi nga xamante ne moom laa tudd lépp mu ñëw complété wu nekk ci moom. waaw le légendaire docteur Etienne suñu waxee baayam rek defe naa ne jaratul ñuy sori. dëgg la parce que ku ñu ne docteur Etienne kuy docteur Etienne ñu ne doomu Muxsin la. Muxsin le champion Muxsin. donc boo xoolee li Muxsin jur rek. déjà ci compétition yi am na ñu bëri ñoo xam ne ñoom ñoo génn. c'est sûr. boo weesoo Muxsin. nga ne kuy maamam ñu ne la magistrat. te magistrat ku ko wax du bàyyi Cheikh Diop. dëgg kon donc mën nañu wax docteur Etienne ci côté Bap. côté boobu moom lu mot sëkk la. waaw léegi nag bu ñu jógee ci côté baayam dem ci côté ndeyam ndey salaan la ñuy wax ndeyam ndey salaan nag benn femelle la boo xam ne bii mu ngi ci Mbour ci Badou Maning meilleure femelle bu Badou Maning ci la bokk. exactement waaw donc ndey salaan boobu la ñu jël boole ko benn doomu Saalum bu ñuy wax Jama Noir. Jama Noir boobu nag Jamil moo ko jur. Jamil kan moo ko jur. Candeela Aïcha bu Albouri. donc côté yaay tamit bu ñuy wax tamit li nekk foofu lu riche la loo xam ne li tey ji élevage yu tey la. donc moom côté baayam élevage yu tey la. côté yaayam it élevage yu tey la. macha allah donc banque de sang bi mu yore di nga dugg ci éleveurs yu bëri tey ji boo fa demee di nga fekk mu am ku mu bokkal foofu. kon donc moom tey jii dafa di mâle boo xam ne bi mâle de production boo xam ne bi femelle boo ko booleel. mu indi le résultat mu def ci résultat. macha allah kii mooy docteur Etienne. docteur Etienne très imposant un grand champion ma may leen gars yi mbokk yi ngeen seetaan docteur Etienne dans ses œuvres ngeen seetaan docteur Etienne tuuti rek ci benn quelques secondes mu daal di wane boppam ñu daal di dellu siwaat.
mon ami mon frère Baro Médina monsieur Sow ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax ni que la journée a été très agréable et riche d'enseignements mais également fii ci bergerie Thierno Sama Samo Rabbi gis ngeen la belle production gis ngeen le champion bi nga xamante ni moom lañ leen woon léegi ci vidéo bi vraiment dans toutes ses œuvres dans toutes ses performances gis ngeen ne que vraiment lépp loo xamante ne tey waroon nañ ko xam ci bergerie Thierno Sama Samo Rabbi bu Baro Médina defe naa ne wax nañu ko xanaa rek ma daal di leen bàyyi ak champion bi mu daal di ñëw ci mot de la fin su ko defee nag ñu joxante rendez-vous très bientôt ci beneen champion. waaw le mot de la fin day wax dëgg yàlla su ma ko tàmbalee léegi xam naa lu gaaw a jeex parce que li ne sama xol. pour wax ko éleveurs yi ñu góorgóorlu ci bëri na. bëri na. ci damay wax ne ñu partage. parce que tey jii bergerie bi conception boo xoolee bergerie bi tey jii ni mu ko dessiné. voilà loolu sax war nañ ko wax dafa am loo xam ne ni tey jii moom laa ko jagleel muy ay éleveurs. ok muy élevage yu démb. ak élevage yu tey. mais mag ñu njëkk ñi. daan nañu dundee. ñii bay dañuy bay. ñuy sàmm di sàmm. ñuy napp di napp. ñiy jàngale di jàngale muy éducation. muy ñeenti pàcc yoo xam ne yi moom la ñu fekk suñu mag yi di ci dundee. mooy àdduna. te muy àdduna. te ci loolu mag ñi dañ ci doon partager seen biir. parce que baykat bi. da daan jël dugubam yóbbu ci luuma bi. nappkat bi indi jënam. sàmmkat bi maanaam comment dirais-je encore. mbay la ak sàmm. mbay la sàmm ak napp ak njàngale bi. ak njàngale bi. léegi ñooñu ñëpp dañ daan indi bu ñu indee ku nekk changé ak sa morom. troc moo doon am te troc boobu doon am teraanga bu rëy lañ ci doon am. mooy barke bi rek. mooy barke bi ma wax. loolu nag moo nekkoon démb te démb boobu pour nga am 1 million di nga jaay lu mot juróomi nag. ba juróom-benni nag pour am 1 million. sëñuy daara yi di jàngale di éduquer nit ñi léegi nag ma jël benn partie ci bergerie bi tuddee ko ay éleveurs. yan éleveurs laa ko tuddee. boo xoolee dessin bi Jibéru Sow nga fiy gis. waaw. ñu def village Namarel. bergerie Cheikh na Sadibou. wallaahi ñoom laa décerné partie bii. macha allah. rendre leen ci hommage. léegi nag njàngale bi. comme man yàlla dafa def may doomu daara. te suma village aussi di Yàlla Palel Daane Maayo. ma décerné sama village Yàlla Palel Daane Maayo sama rakk di jàngale foofu muy Abdoul Aziz Thierno Amadou Sow. muy jàngale foofu di joxe éducation bi. bon gannaaw loolu boo xoolee élevage yu démb bi moo nekk nii di dem. Jibéeru mu ngi ci dëkk bi di xontu. Omar Sow moom mooy sàmm mooy ànd ak nag yi di dem. dem yóbbu nag yi gannaaw village bi nga xam ne moom mooy village Yàlla bi. jox nag yi ñi naan Omar a ngi ne le village bi ñi ne ci village bi ñu ngi foofu mais Daane Maayo baa ngi ne le fa lay nag yi di naane. di def yëpp bu paree dellu si waat muy élevage yu démb. léegi nag ci wàllu pêche bi. ba tey ma delloo ci waat ci wàllu pêche bi rek. décerné ko éleveur boo xam ne bii tey jii mu ngi ci élevage bi. napp bi en même temps mu ngi ci napp bi. muy Mamboubou Combaan. Mamboubou Combaan éleveur la mais dafa yore gaalam di dem ay mbuur di dem fu nekk di nappi di indi donc moom ma delloo ko njukkal capitaine Mamboubou Combaan indi géej gi muy gis nga tefesu géej gi. ñu ne ci tefes bi ni ñuy mel. ak ki ne ci kaw di napp. ci élevage bi la nekk mais xelam toujours mu ngi ci ay xaram. ma décerné ko loolu donc partage bi ma wax toujours. mu ngi ci biir bergerie bi. rendre hommage ñëpp. lii nag mooy élevage yu démb. élevage yu tey bi nag moo ñëw mooy élevage intense bi nga gis nii. mais lan moo ñu may lii. li gën a am importance. mooy élevage moderne bii. lan moo ñu ko may. dëgg la ne éleveurs yi delluwaat seen xel. li ñu ko may mooy mag ñi njëkk ñi. li ñu liggéey ci élevage yu démb. mu am barke. moo tax ñu am lii. bu élevage yu démb yàqu woon tey élevage yu tey du mel ni mu mel nii. dëgg la kon nañ delloo mag ñi njukkal. macha allah mag ñi nan lañ doon def. dañ doon partager am patience. di jubal. di jubal surtout jubal. loolu moo leen mayoon lu ñu am démb barke bi tey ñun ñu ngi koy jëriñoo. macha allah kon ñun bu ñu bëggee suñuy doom yi jëriñoo barke boobu. nañu jubal. incha allah éleveur bi bu ko xas ba pare. bu subaa nga tagg ko déedéet. bu ko tagg tey suba nga ŋàññe ko. na lépp sincère. loolu laa élevage yi éleveurs yi nu ñu jàppalante ñu nekk benn joxante loxo suñu biir te xam ne ñun ñëpp ay jullit lañu ay doomu aadama lañu
nañu dimbalante suñu biir yërëmante suñu biir mag ñu nañu yërëm xale yi nañu jox cër mag ñi cër loolu bu amee rek élevage day jëm kanam. élevage daal di jëm kanam merci beaucoup mesdames et messieurs fii nag la ñuy yemalee waxtaan bi di leen jox rendez-vous très bientôt ci seen beneen émission ndaanaan bi avec un autre ndaanaan que vivent les champions merci beaucoup. merci. le légendaire. mon ami mon frère. waaw le légendaire kontaan naa ci yow. maa ngi gën a kontaan macha allah.